tey nag comme ni ngeen ko gisee ñu ngi ci place de l'Indépendance fi nga xamante ne fi la Ndakaaru déparé li waral suñu teewaay fii tey mooy dañu ñëw pour saytu liggéey bi nga xamante ne suñu takk der yi di maanaam suñu policiers yi ñu ngi koy liggéey pour que génn bi Dakar mën a neex ba ku nekk mën a ñibbi sa kër balaa 20h ci kaw loolu nag ñu taxaw ak ki nga xamante ne moom moo jiite lépp luy compagnie circulation maanaam képp kuy takk der tey wax ci wàllu sécurité routière dem beeg dikk bi moo leen jiite muy lieutenant ñaa di commandant compagnie circulation lieutenant bu ñu leen nuyoo ba pare ñu bëgg nga wax ñu yan mesure ngeen teg ba waral nit ñi mën a dem ak dikk te jafe-jafe du am. waaw maa ngi lay fay comme ni ngeen ko gisee donc man la lieutenant El Hadj Malick Niang comme ni nga ko waxee man maay commandant compagnie circulation waaw gis ngeen avant sax affaire corona bi day am donc am na benn dispositif boo xamante ni suñu autorités yi ñoom ñoo d'accord ci loolu nangu ci loolu digal ñu loolu pour ñu taxawu population bi ba nga xamante ni dem beeg dikk bi dina mën a oyof ci ñoom ci kaw loolu nag la ñu jël ay dispositif def ko ba avant corona bi di ñëw sax gis ngeen ni dugg beeg génn bi moom xawoon na oyof sax ci population bi léegi nag bi corona bi ñëwee nag dafa am ay dispositions yu bees yoo xamante ni moom moo ñu indi surtout affaire couvre-feu bi moom moo ñu indi ba nga xamante ni li nga xam ni ñu ngi ko doon def 4h30 di génne oto yi léegi ñu rapproché heure bi 3h bu jotee rek dañuy commencé génne oto yi nga xam ne avant 19h ñëpp dinañ génn Dakar pour mën a teel a àgg seen kër nga xam ne couvre-feu bi heure couvre-feu bi du leen fekk ci yoon. donc looloo tax ñu teg dispositif bi léegi ci kaw loolu dinañ leen wan depuis fii ba fa ngay génnee ci Padois dinañ leen wan dispositif bi ñu teg yëpp déjà chef section yëpp ñi ngi ci tool yi parce que heure bu jotee rek ñoom dañuy génn nekk ci waar bi ngir taxawu population bi muy ki yore régulation bi ak ki yore accident ak ki yore moto yi ñoom ñëpp ñi ngi ci terrain bi dinañ leen fekk seen bërëb yéen di ngeen gisal seen bopp que ni vraiment donc li nga xamante ni mooy commencé ko ci commissaire central ci commandant corps urbain commissaire central directeur sécurité publique directeur général de la police nationale ba ci ministre de l'intérieur ñoom ñëpp ñoo bokk benn kàddu muy toujours ñun fépp fu ñu mën a nekk lu ñu mën a dénk nañu taxawu askan bi nañu nekk ci service population bi donc di ngeen gis loolu incha allah bu ñu demee ba ci kanam dispositif bi ñu teg ci seen digal ñoom. man mi nekk ak moom nag mën naa leen wax ne c'est une personne très chargée téléphone am du noppi rajo bi mu yor tamit du noppi kon tey dañoo fas yéene ànd ak moom en immersion mu wan ñu ni ñuy liggéeyee ba tax nit ñi mën a wàcc à temps yegg seen kër à temps kon ñun ak yéen la ak police nationale. place ci hôtel de ville ñu bëggoon laaj commandant dispositif bi mu teg fii ba tax oto yi mën a génn Dakar du am benn problème commandant lan nga mën a wax si biir waaw li ma leen ci mën a wax mooy dispositif bi nga xamante ni teg nañ ko fii si suñu ndigalu kilifa yi dañ ko teg de telle sorte que heure génne oto yi bu jotee rek oto yi dootuñu jógee pour dem hôtel de ville ñoom dañuy dem ba place de l'Indépendance ñu wii day tax oto yi jógee hôtel de place de l'Indépendance dootul seere comme ni mu doon seere donc oto yi dañuy dem rek dara du leen téye dañuy dem rek day tax génne bi day gën a gaaw comme ni ngeen ko gisee nii gis nga xam nga fi mu toll nii dem na ba Yaraax na place de l'Indépendance terewul oto yi dem bi benn kii lañ leen defal léegi yi nga xamante ni dañ doon jaar ci ko ñu néew ñoom dañuy def tour bi rek biir rek dem parce que day fekk place tour donc ñoom duñu perte temps booy xool mais dispositif bi pour corona bi kese wala dafa nekk loo xamante ni police yàgg nañu doxalee nii. déedéet dispositif bi yàgg nañ ko teg mooy comme ni ma leen waxoon sànq si njëlbeen parce que dispositif bi avant corona bi am na dispositif bi si bu fi njëkkoon a nekk dispositif boobu maanaam heure yi rek ñoo changé boobu à partir de 4 heures ba jàpp 4h30 si la ñuy teg plots yi pour dévier oto yi ñu dem nga xam ne bu boobaa place am na oto pour ñu génne oto yi mais ak corona bi donc dañuy obligé ñu teel ko teg à partir de 3 heures rek dañ koy teg comme ça avant 19 heures pour permettre oto yi nekkoon Dakar yëpp mën a ñibbi seen kër. mais commandant bëggoon nañu xam yow li nga wax ni yëpp est-ce que benn yow mi nga xam ne yaa coiffé sur yow rek yow yaay toog pour coordonner lu ñu parce que mbir na liggéey boo xamante ni dafa xaw a bari daal ci benn bi wala da nga am yoo xam ne ñoom ñooy nekk sa ginnaaw tamit nga jàppale ci liggéey bu weesoo ñu ngi si terrain bi muy alkaat yi taxaw joxe situation. waaw comme ni ma la ko waxee rek liggéey surtout ñun fi ñu nekk du kenn nit rek donc benn unité la boo xamante ni dafa am ñetti section comme ni ma leen ko wax ci kanam dinañ gis chef de section yu nekk ak aussi li ma la waxoon ci kaw donc si suñuy digalu kilifa parce que loolu lu am solo la te lu jar a leeral la si suñuy digalu kilifa parce que suñuy kilifa bokk na si ñuy xalaat mbir mi parce que ñoom li leen intéressé ak li leen ñor mooy intérêt population surtout li jëm si circulation intérêt population yi rek moo leen tax
baax na kon ñu xaar ba ci kanam ñu yegg ci beneen secteur yoo xamante ne point la pour mën def état de situation boobu toujours ñu ànd ak compagnie circulation ñu xam ne tey man xeetu liggéey dañ ko disposé leen ko sur la capital te nit ñi mën a jël seen bopp balaa ki ñu àndal dafa mel ni star la ndax bi ñu ànd ak moom ba léegi dañoo gis ne daal usager de la route yi ñi ngi taxaw di magnifier liggéey bi nga xamante ne mi ngi koy yàgg di def ñi ngi wax soulagement bi nga xamante ne mi ngi leen koy apporter donc ñu jàpp ne kon bi mu nekkee à la tête de la compagnie circulation léegi def na ci liggéey boo xamante ne wax dëgg yàlla ñii ci tali bi ñu ngi koy rafetlu ñu nekk nag foo xamante ne dañ koy point dur mooy rond point gare ba ñu bëggoon xam ban dispositif la teg ndax ñi ngi gis ñu jël oto di leen jaarale ci ñaari sens yëpp jëm Grand Théâtre ñu bëggoon commandant wax ñu ban dispositif lañ tegaat fii nii pour oto yi di mën a génn fluidement commandant. waaw kay jërëjëf donc comme ni ngeen ko gisee dispositif bi ñu teg fii si suñu ndigalu kilifa yi toujours donc damay fàttali toujours loolu pour ñu bàyyi ci xel mooy suñu kilifa commencé si commandant corps urbain commissaire central directeur sécurité publique directeur général de la police nationale donc mooy maanaam bu ñu demee ba nga xam ne heure génne oto yi jot na. donc dañuy daal di commencer ubbi ñaari voies yi pour permettre génn bi gaaw parce que oto yi xëyoon dugg ci ville bi dañuy bërewaay boo xamante ni benn voie normale bi rek du leen mën a continuer pour ñu génn donc dañuy obligé ubbi def déviation ubbi ñaari voies yi pour permettre évacuation bi mën a gaaw donc moom ngeen gis nii. mais commandant voie bii ñu gis nii gars yi dafa jaar est-ce que du am ñu duggee sens bële ba daje ak ñoom mu am choc frontal. déedéet mooy li ma wax rek parce que dispositif boo gis buñ ko bala ñu koy teg dañ koy sécuriser ba pare. donc am na éléments yu nekk ci diggante bi yoo xamante ni dañuy veiller ci loolu donc loolu moom donc parce que biñ koy def si suñu ndigalu kilifa yi léegi mat na ñaari at booy xool booboog léegi te doo ci gis benn jafe-jafe doo ko ci gis parce que dañ ko sécuriser. suñu la déggee bu baax kon fi mu toll nii ñii di liggéey ci ay alkaati yi li ko dalee ci kaw place de l'Indépendance ba Patte d'Oie kon yéen ñëpp dafa mel ni ci benn waxtu bi yéen ay xamandoo li ngeen maanaam da ngeen di xàccandoo di dërëndoo amul benn réeroo ci seen diggante loolu lay nirool daal maanaam. waaw mooy coordination bi ñuy wax rek. parce que liggéey pour mu jaar yoon foog mu am coordination bu amul coordination du mën a jaar yoon parce que foog ñëpp kenn ku ci nekk fañ la teg nga xam la nga fa war a def ak lan lañ la sant. mais commandant c'est une question personnelle ñu gis ne usagers yi dañuy romb chaque fois di la féliciter ñu bëggoon xam lan moo war loolu nan la def ba ñu xam la parce que dama gis ay taximan ay particuliers ay chauffeur bus ku nekk da ngay romb chaque fois di la féliciter di la ñaax di la ñaanal lan moo indi loolu noonu la ñu bëgg a xam lan moo indi notoriété boobu. waaw loolu question boobu yaakaar naa du ma ci mën a sore lu dul man daal maa ngi ci terrain bi di ak samay éléments ak si suñu kilifa li ñu sant ñi ngi koy def pour nekk ci service population bi xëy na li ñu nekk seen service xëy na moom moo tax waaye mënu ma sore ci question boobu. baax na commandant kon yàlla na yàlla bàyyi terrain ba ci kanam. donc ñu ngi fii ci rond point Grand Théâtre toujours ak le commandant de la compagnie circulation ak un de ses adjoints ki nga xamante ne moom moo koy jàppale ci liggéey bi commandant ban dispositif moom moo nekk fii lan ngeen ñu mën a wax ci ni ngeen doxalee fii ba oto yi tamit du ñu tag fii nii nga xam ne point dur la doon nekk. waaw mooy comme ni ma la ko waxee sànq rek continuité lay doon donc oto yi bu ñu génnee aussi lépp coordination lay doon mais je crois que du ma sore foofu parce que kon ko fekk nañ fii si ñi ma la waxoon sànq chef de section yi. kii moom moo yore lépp lu jëm ci régulation maanaam ci circulation lépp lu ci jëm ci oto yi donc moom lañ ko dénk muy lieutenant Thiam donc dama leen di bàyyi moom bon mu àggale foofu ba ñu jàllaat ci beneen étape merci. moo leen naa bu ñu la nuyoo ba pare bëggoon nañ xam lan mooy régulation bu ñu nee yow yaay chef de section régulation lan mooy régulation. waaw damay présenté wu d'abord man la lieutenant de police Modou Thiam man maa yor section régulation. bu nekk compagnie circulation de Dakar donc lépp luy wàllu régulation ci Dakar tey man leen teg ci kanam ma ànd ak samay collaborateur régulation Dakar nag ku ko wax mooy dem bëgg dikk bi ci sunu ndigalu kilifa bu ñëwee dañuy jox benn feuille de route te feuille de route boobu ci leen nekk di appliquer waaw ci gàttal daal loolu mooy circulation. léegi régulation boobu comment ça marche nu muy demee parce que dañu gis ne heure wàcc bi oto yi dañuy bëri lool di génn Dakar jëm ci périphérie bi nan ngeen def ba dajaloo du am. waaw régulation bi dafa am ay fànn dem beeg dikk bi la de ce fait dañu am ay dispositifs yu ñu teg boo seetloo bu ñu xëyee
éléments yëpp 6h30 dana war na fekk éléments yëpp occupé carrefour yi parce que ñoo leen war a njëkk fii nit ñi ñoo leen war a njëkk ci kaw tali bi pour mën leen yombal dem beeg dikk bi ñu teg ay dispositifs te xam ne nii kenn ku ci ne boo quitté fii ba Thiès wala foo mënta quitté boo ñëw da nga dugg Dakar ci anam bu yomb boo xoolee Dakar fi la ñëpp jëm si lépp liggéeyukat yëpp fi leen jëm si donc dañuy occuper carrefour yi di ànd ak xëccal ak géej bu ngoon jotee aussi système bi ñu tegoon ci bi dañuy teg le contraire fi mu ne ñi nga xam ne ni ñoom ñooy ñëw ñoom ñooy génn Dakar ñoom la ñuy privilégié ñu génn Dakar ci même système bi ñu tegoon ci suba mais le contraire bi pas moom la ñuy def donc loolu mooy dem beeg dikk bi mais nag actuellement nii ak fi ñu toll jamono bi dafa am leneen lu ci aju xam nga ak coronavirus bi ñu nekk non seulement dañuy def jombal beeg dikk bi mais aussi sunu ndaw yi ñu teg ci tali bi dañuy veiller ci les mesures yu nga xam ne nii moom la suñu kilifa yi joxe pour kenn ku ci ne ci jàngoro bi ñu nekk ñu xaw koo moytu man sax gis nga bi may wax ak yow dama xaw a dànd sa micro parce que pour assurer système bi ñu wax foo ñu fekk ñu ngi sol ay masque sol ay gants pour vraiment wane ne xeex bu ñuy xeex ñun takk der ñoo ci njëkk. dëgg la ñu gis si dispositif bi ngeen teg que ne ci côté grand théâtre bi da ngeen ibbi ñaari voies yëpp est-ce que ragalul leen bu ngeen ibbee ñaari voies yëpp am ñoo xam ne dañuy dugg à contresens naturellement ba accident am wala bi ngeen ko dalee def ba léegi mosu leen ci am gàllankoor. waaw macha allah loolu yàlla mu ñu ci dimbale système boo xam ne kiñ fi fekk muy njiitu compagnie bi di ko wax lieutenant Malick Niang moom moo créé loolu te bi mu ko créé ba léegi nit ñaa ngi ci gis seen bopp dañuy def ne bu ngoonee mais dañuy ubbi ñaari voies yi mais ñaari voies yi duñ ko tëb rek ubbi. fépp foo xool éléments yi am nen moyen de communication entre eux balaa ñuy ubbi ki nekk gaar ba balaa muy ubbi da koy assurer ne ki nekk fii bloqué na ba ak aussi ku nekk ci suufu pont ba bloqué na donc dañuy coordonner seen action ba nga xam ne ñoom ñaar dañuy xàccandoor dóorandoor ba accident yi ngay xalaat du ci am. kon daal liggéey la boo xamante ne c'est une coordination yéen ñëpp bokk li ngeen defandoo am les mêmes informations à temps réel. effectivement. baax na bokk lu ñuy wax. ñoo bokk ndoor di defandoor di xàccandoor di dóorandoor. waaw li dafa baax askan wi di ko xam parce que askan wi ngeen di liggéeyal certes te ñii di jëfandikoo tali bi yëpp ñoom ñooy doxal koomu réew mi kon tey jii bu ñu demee ba am une police boo xamante ne ñi ngi génnee ay dispositifs yoo xamante ne dafay permettre fluidité trafic bi di am donc du ñu def lu dul jaajëfal leen di leen remercier mais aussi di leen encourager kon ñu fas yéene ànd ak yéen ci liggéey boobu ba léegi boo amee déclaration. déclaration bi may wax rek moo di ñun dañuy ñëw pour fekk ci ndigalal suñu kilifa di directeur général de la police. lim ñu sant bu ngeen ko fàttalikoo ci ay waxam keroog bi muy jël lenge yi dafa wax ne police de proximité police de la population donc foog naa ñun circulation ñoo gën a jege population bi parce que ñun nga ñu njëkk a jot balaa ngeen dem ci yeneen policiers yi moo tax dañuy yeggal feddali rek ndigal bi mu joxee ak ay santaaneem mooy police près de la population. macha allah loolu ñu ngi koy sant ci tali bi en tout cas parce que usager sànq ba léegi ñu ngi rom di jaajëfal commandant Malick Niang ci liggéey bu rafet bi mu fi nekkee kon ñu fas yéene ànd ak yéen dugg ci direct bi gën a wan sénégalais li nga xamante ne moom ngeen di liggéey. vraiment yaa ngi noppal nit ñi. amiin ñëpp noppal nañ barke Rasulullah li ñu doon daj pompier. doon daj Colobane. réglé nga ko ci 5 minutes. jërëjëf actuellement boo jógee sa kër da ngay ñëw jàll normalement. te gis nañ matin soir yaa ngi taxaw ci kaw télé bi. man su ma la ko doon félicité ban la tegal grade dinaa la ko tegal. jërëjëf merci jërëjëf. def leen loo xamante ni lii mooy li nga xamante ni moom moo arrangé population mooy service population te mu tegu ci yoon donc ci loolu la ñu nekk mooy comme ni la ko lieutenant Thiam waxee woon sànq effectivement il a parfaitement raison mooy affaire police de proximité boobu ngay wax xam nga parce que ñun nous sommes en contact avec la population parce que tout le temps nous sommes sur le terrain pour être à leur service donc loolu suñu kilifa yi commencé ko ci commissaire central commandant corps urbain commissaire central DSP DGPN ba ci ministre de l'intérieur ñoom ñëpp benn kàddu bi la benn wax bi fépp fu ñu nekk lépp lu ñu mën pour jàppale ko population si wàllum circulation dem beeg dikk bi nañ ci taxaw
donc looloo tax ñuy xar suñu tànk tubéy te comme ni nga ko gisee nii chef de section yi ñoom ñëpp ñu ngi si terrain bi léegi lenn rek moom moo ci kii mooy comme ni ma la koy waxee woon heure bi moo xaw a changé parce que comme que 3 heures la ñu bëri di wàcc donc à partir de 3 heures la ñu teg dispositif bi commencé nag di progresser ànd ak moom di ànd ak moom ba oto yi jeex parce que toujours ñun dañuy fexe ba avant 19 heures oto yëpp mën a génn Dakar nga xam ne couvre-feu bi nga xamante ni coronavirus bi indi na ko coronavirus bi mu ngi ci biir réew mi tax ñu indi couvre-feu boobu dañuy fexe ba nga xamante ni population non seulement dañuy respecter couvre-feu bi mais aussi dinañ mën a àgg seen kër balay heure couvre-feu boobu di jot donc loolu mooy suñu tànk. waaw ñu gis ne depuis 15h30 ñi ngi ak yow ñu gis ne boobu ba léegi oto yi ñi ngi génn Dakar di gën a bëri te amul fenn foo xamante ne am na bouchon nan ngeen tegee loolu noonu ba nit ñi war a mën a génn boobu ba léegi tey bouchon amul ak oto yi ni ñu bëree Dakar. waaw mooy coordination ak dispositif bu ñu teg ci place rek parce que point bu am importance boo gis nga soit ñu teg fa ay plo wala teg fa ay éléments te éléments yooyu yëpp ñoom ñëpp li ñuy def dañ koy defandoo parce que mooy coordination bi ñuy wax ñoom ñëpp dañuy bokk bu ñuy defandoo leer dañ koy def ci heure bi nga xamante ni lañ ko war a defee looloo waral oto yi bu ñuy génn dañuy génnandoo te di ngeen xool ci kanam dispositif bi fii ba Bretel Maris bi avant Padois di ngeen gis motards yi ñu ngi si diggante bi élément section accident yi aussi ñu ngi si diggante bi ñëpp ñu ngi si diggante bi te di ngeen ko gis incha allah. baax na ñu bëggoon xam ñi nga xamante ne ñoom ñoo ànd ak yow nii ñan lañ ak lan mooy seen liggéey ci wàllu bi ngeen def nii. waaw ñi nga gis ni kële mooy lieutenant Abibou Ndiaye moom mu ngi bokk ci compagnie circulation moom moo yore lépp lu jëm ci accident yi ngay gis yëpp lépp lu jëm ci accident moom moo ko yore keneen ki nekk ci wetam moom mooy lieutenant Thiam moom moo yore lépp lu jëm ci régulation donc lieutenant Abibou Ndiaye taxaw donc moom en même temps donc moom moo yore accident mais dafay defaale encore office adjoint commandant de compagnie donc moom damay bàyyi rek nga kii ko mu wax la tuuti ci parce que ñoom aussi waa élément section accident si fluidité bi dafa am liggéey bu am importance bu am solo dama siy cax tuuti rek dinaa bàyyi mu ñëw si mooy gis ngeen léegi boo leen seetloo accident bu amee même pas 10 minutes wala même pas 5 minutes da ngay gis élément bi day ñëw def constat donc léegi damay bàyyi ak lieutenant Abibou moom mu développé ci wàll boobu merci. waaw léegi nag ñu déglu lieutenant bi nga xamante ne moom moo yor section accident mu wax ñu lan mooy njëriñu section accident ci biir fluidité trafic bi. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa DTV ak téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp comme ni nga ko waxee rek la compagnie de circulation c'est un ensemble am na lu ñuy wax section régulation am section motocycliste mooy motard yi ak section prévention routière ak accident mooy section bi nga xam ne yàlla dogal na man maa ko yor donc ñun suñu liggéey mooy d'abord la prévention routière ensuite les accidents donc ci loolu bi ma ñëwee en place après sama installation dama seetlu woon ne daal bon li nit ñi doon gën di jàmbat moo di diggante fi nga defee accident bi ak fi alkaati yi ñëwee def constat bi dafa daan yéex trop donc bi ma ñëwee donc si accord ak commandant compagnie ñu def benn ce qu'on appelle brigade spéciale donc brigade spéciale boobu nekk li ñuy wax en position avancée donc balaa ñoo def position avancée yooyu nag dañoo def ab jàngat seetlu xool accident yi fan la ñuy amee fan la ñuy ëppee ak ban heure la ñuy gën a am bi ñu seetloo loolu ñu xam ne par exemple autoroute bi les heures de pic suba teel bi ba vers presque vers midi day bëri oto ngoon gi aussi à partir de 16h ba 21h pratiquement day fees oto corniche bi noonu rond point vers Hampâté ba noonu donc bi ñu analyser situation bi ba pare ñu def li ñuy wax ci suñu jargon la sectorisation maanaam ñu jël département Dakar bi yëpp def ko par secteur donc secteur bu ne léegi au lieu que ñun ñu toog suñu bureau di xaar ñu wax ñu accident ñu waaj dem ak embouteillage bi gis nga le temps que ça nous prend léegi ñun dans un esprit en tout cas bien un souci de réduire les délais d'intervention ñu créé li ma lay wax noonu brigade spéciale avancée donc léegi am na élément yoo xam ne defatuñu dara ci commissariat bi bu ñu xëyee à partir de 6h30 ñu ngi taxaw entrée Colobane ki taxaw entrée Colobane diggante Malick si autoroute mooy fi ñu taxaw ba Colobane bépp accident bu fa am il est en moto donc bépp accident bu fa am boo ko woowee dans un délai très raisonnable mu ñëw bu ñu demee ba rond point EMG aussi ñu teg foofu benn élément boo xam ne entre Mariama Niass suñu jonction ak la gendarmerie ba ngay agsi ci ki nekk Colobane benn élément avancé moo nekk foofu moom aussi il est à bord d'une moto donc kooku aussi bu accident amee ci axe boobu dans un délai raisonnable il intervient pour def loolu ci loolu aussi liggéey bi ñu def ñu ngi ci ànd ak suñu mbokk yi sapeur pompier yi parce que léeg-léeg am oto bu def accident ba pare war a mënatul déplacé wu ñoom ils sont équipés d'engins yoo xam ne nii avec la collaboration ñoom ñoo ñëw enlever oto boobu ñu rétablir circulation donc boo xoolee fu mel ni rond point Hampâté ba aussi am nañ fa dispositif avancé boo xam ne ñooy def accident yi
boo xoolee ci corniche bi aussi boo ñëwee ba rond point bi ñuy wax cour suprême am nañ fa élément yoo xam ne boo ko seetloo dañu ñëw taxaw si dispositif ànd ak élément régulation ànd ak élément motorisé yi pour daal li ñuy def ñu mën ko def ci célérité circulation bi dox képp ku am accident dans un délai raisonnable ñu ñëw def constat bi aussi bi ñu ñëwee xool d'abord avant bi ñu ñëwee def analyse bi auparavant da ngay def accident 8 heures balaa constat di ñëw presque mën na àgg midi donc bi ñu ñëwee ñu xam ne ñun suñu feuille de route li ci ëpp solo mooy la réduction des délais d'intervention réduction des délais d'intervention boobu nag bon ñu ngi ko accès si benn célérité mais célérité bi dafay nekk à 2 points diggante fi accident bi amee fi ñu la wooyee ak fi nga yegsee def constat bi mais bu ñu defee constat yi ba pare aussi dossier yi dem di nelaw daanoo bureau amul sens donc ñu amaat beneen taxawaay bu ñu def au niveau des bureaux que les dossiers qui viennent soient traités encore dans un délai raisonnable loolu daal moo nekkoon suñu taxawaay ci compagnie bi comme ni ko kilifa gi waxee jërëjëf. waaw léegi ba xam ndax am ngeen lu ngeen di laaj waa compagnie circulation ñi nga xamante ne ñoom lañ nekkal tey ci TMTC. kon ñu ànd ak ñoom gën a avancé si yeneen point de chute yi nga xamante ne ñoom ñi nga fa aussi di def liggéey bu mucc ayib pour gën a wan Sénégalais li nga xamante ne moom lañ nekkee ci tali bi kon.